Tu t'appelles comment en réalité? Mohamed Bass. Mohamed. Ah, je trouve que c'est un Yeah, non la sallallahu sax dem dama laaj woon lyrical turam mu bañ ko joxe est-ce que du yow da ngay liggéeyaate sax man mi waaw ah bu ma doon liggéeyaate du ma joxe sama tur. Mohamed Bass d'accord du ñu ay mbëro lamb tamit. c'est une négociation. Donc tu as quel âge? Boobu dama koy garder tamit baal ma garder boobu. da ko dem 21 ans. Yeah? 21 ans. 21 ans. Non, dépassé naa loolu. 32 ans. Nga goma foofu tamit. On va dire que tu es très jeune. D'accord. Bon, je te mets 26, je te colle 26 ans. Ok. Moi, je dis Jail Banks, du nom d'artiste de son vrai nom Mohamed Bass, âgé de 26 ans, habitant à Dakar Plateau, rappeur. Et par ailleurs, qu'est-ce que tu fais autre dans la vie? Lan ngay liggéey leneen lu ci sa life yow lu dul rap? Lu dul rap maa ngi ci musique bi. Maa ngi pour l'instant maa ngi liggéey ak Kouroumandiou Mori. maa ngi liggéey tamit ak beneen entreprise bu ñuy wax Sen Smart. waaw donc ci li ma nekk génnul ci musique urbaine génnul ci musique bi quoi. waaw. D'accord. Donc tu es toujours dans tout ce qui gravite autour de la musique quoi. Carrément. D'accord. Donc on va dire Jail Banks rappeur quoi. Artiste rappeur. Non. D'accord. Et quels sont les exploits que tu as fait? Depuis combien de temps tu as commencé à faire le rap? Ak bi nga commencé ba léegi lan nga jot a def? maa ngi décidé ni damay def hip hop en 2013. boobu suñu tëggat musuñu genre nit musul toog ne ñu da nga mun lii genre passion la woon ñu bëgg ci ferte mu nekk donc bi ñu commencé bokkoon nañ ci groupe bu tudd Street Gangster par la suite bokk nañ Flow en 2015 waaw groupe bi bokk na Flow mais mujjeewuñu sori par la suite di tout préliminaire yi lañ toogee année bi dañ leen teel a dóor quoi. waaw dañu teel a dóor boobu ñu ngi ciy soog a dugg xamuñ ci lu bëri quoi. Kan moo leen gagné woon avocat? Non boobu génnuñu sax. Non mais Flow 15 avocat moo ko gagné ah. waaw je pense que boobu moo ko jëloon. D'accord. année bi ci topp tamit dem naa Flow dans le final. Mooy 2016. waaw 2016. 2016 la One Lyrical gagné. Kon 2016 la nga meree One Lyrical ba léegi. non pas 2016 laa ko meree parce que joxul trophée bi boppam. jury bi moo ko jox te dañuy respecter décision jury bi mais ku nekk am nga. mais jury bi duñ ko jox nit parce que daf ko neex rek daf leen neex rek mais dañ koy jox nit parce que jury bi dañuy juger si kii moo gën a toj kii moo gën a rap kii moo gën a takk. waaw loolu moom du à chaque fois loolu logique boobu mooy daw fii Sénégal donc je pense que yooyu bu ñu duggee si détail yooyu noonu mun nañu indexer ay nit te voilà quoi mun nañ ko bañ a def. yow daal sa waay dem nga Flow up One defaral la 1-0 pour One 1-0 1-0 pour One dimbale ma léegi à part ça ay exploit personnel. Tu as des albums, des mixtapes, parce que j'ai vu des séries de freestyle que tu faisais. Loolu moo d'ailleurs indi clash bi nga xam ne yaa ngi ko orchestré. Mais bien avant ça am nga projet yoo génne. mis à part freestyle yi def naa benn mixtape. ak beneen EP bu tudd Baayu Xale yi. tape bi nan la tuddoon. mixtape bi sa suufu bët la tudd. EP bi Baayu Xale yi. D'accord. EP bi Baayu Xale yi EP bi ñaata titre moo ci nekkoon. 5 titres.
yow yan xale nga nekk seen baay. gone yu réew yi rek. maanaam ku yaru yow doo nekk baayam quoi. non jarul ma ne ku yaru doo nekk baayam. je pense que ni jarul may tudd fii ay tour quoi parce que man li may def moom xas na leer. doo déglu di laam-laamee ndax kii lay waxal wala mu dégg. non dafa am ñoo waxal ñu leer ñoo xam ne wax nga ak ñoom da ngay génne ay freestyle section freestyle yaa ngi ko tuddee lekku bandi. lekku bandi boobu aussi am nga si ay boros yoo si def parce que borosoon nga ci EP bi mooy bàyyu xale yi. après nga continuer boros bi xaw ma dafa dalul xaw ma gars yi dañ la faalewul xaw ma yow yaa bëgg mu gën a saf nga dolliwaat si kaani ak lekku bandi bi. ban boros si bàyyu xale yi. non bàyyu xale yi kay boo ko waxee loolu rek boros bu njëkk bi la. waaw loolu ego trip la quoi mun nañ ne provocation la tamit. mais ego trip du da nga ne du da nga ne da ngay wax ak kii directement ni diw laay waxal. parce que ego trip moom à chaque fois bu safee rek ki koy déglu moom bu fekkee rappeur la dina ci bu ci gisee boppam tamit wuyu dañuy xam ne. ci hip hop la nekk. parce que tamit. waaw di nga bind loo xam ne wax ak nit ki mu jàpp ni moom ngay waxal. d'accord loolu tamit. loolu yéen moom ngeen tuddi ay pic. bàyyi xale yi ego trip la pour commencer. ego trip moom ça. mais ego trip dafay am ay pic. waaw dafay am ay pic mais son boobu moom. xëy na yow nga génnee pic bi. non son boobu kay lépp pic la parce que bi ma la laajee léegi dama ne la gan nga yan xale nga nekk seen baay nga ne ma xale yu réew yi donc ce qui veut dire que am na ñoo xam ne classé nga leen ci sa xel bi. waaw parce que dama ne bàyyi léegi dama ne bàyyi xale yi am ñu réagir. waaw ñu réagir ñooñu noonu. d'accord. waaw noonu la fa demee tout tànk yi ñoo réagir. sa doom yi ñoo réagir quoi. doom yi ñoo vrai colossar nga au passage vrai colossar nga. mais beneen affaire sa chignon bii ngay def nii lan la yow da nga bëgg ñu woowee MC chignon. waaw dégradé bi laa yar ba karaw bi bëri rek mënatuma ko bàyyi mu taxaw noonu quoi ma ne bàyyi mu def ci benn fil mu gën a swag. mais gars yi bu ñu nekk classe dañ naan yow MC chignon yow sax bañ nga ko ba ci lekku bandi bi mu jéggeen bu nga clash ay boy talibé yu ndaw yu nekkoon sa côté xaw ma noo organiser loolu ba toog nga ni yow ngay xoole ba MC chignon di la clash. waaw noonu la fa demee parce que chignon bi gars yi dañ la ci classé à part que alors que am na leneen lu nekk ci ginnaaw affaire boobu noonu quoi man en tant que personne am na loo xam ni bokkul ak affaire bii ngay gis c'est-à-dire que lii lugu artiste bi la lugu Jella Banks la. bokkul ak Jella Banks nu muy rap bokkul ak Jella Banks nu muy doxalee. donc. mais Jella yow Baye Fall nga dama lay faral di gis ñaari ci ay joxe ndogu. dama lay gis ci ay Sam Fall des fois ma gis la ngay màddaal bu rafet ma ni waaw sama waa ji moom mokkal na cant gi de. xanaa dafa am ku la doon woo. allo Jella. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku julli di mbokku taalibe yi dafa mel ne Jella Banks moom moo dem. nu jéem ko xaaraat bu fekkee ne duggut ba pare nu couper affaire bi x bi nekk fii nii on va essayer de le récupérer waa il est revenu alhamdulillah il est revenu. Voilà, Jella vient de quitter le direct, donc je vais le rechercher, je vais le relancer. Voilà, au plaisir. On a du temps, on a 38 minutes encore à passer ensemble. On a 38 minutes. Jella Banks is back. Alors, on va aller rechercher Jella Banks. On était en train de parler de son apparence, de son look, de sa coiffure, cette tignasse. Comme naa ko ma gis de yéen mat mes vidéo
man defu moon si ñoom man dama doon lettu man je me l'épuisé mu ne ma c'est kii ne mu ne yow defoon nga mbokk yi fa tabarakallah ñu delluwaat ci xew waxtaan bi jërëjëf yaa koy dégg bu baax waaw naaj parce que man clash ma amul importance M6 parce que M6 boo demee bay clash da ngay clashante ak sa morom M6 man boo ma clashé li nga si sonn moo ëpp li nga si gagné quoi parce que man boo ma clashé kenn xamuma man kenn faalewuma donc du coup M6 yi bu ñu lay clash dañuy faral di wax M6 signon yaa ngi mignon après nga may clash tu vois un peu donc loolu mooy cette apparence là est-ce que ça te dérange ou tu l'assumes complètement non ça me dérange pas man maa ko def quoi du nit moo ma ne defal lug bi xëy na nit yi wax si wala quelque chose d'autre man maa jël décision def awati bi may dem dama ko tent ba mu weex donc du nit laa ci sóoraale wala dara c'est mon look à moi en tant que artiste am na liberté wu def lu ma neex ci sama bopp donc ça n'a rien à voir ak ça n'a rien à voir avec musique bi may def et tout et j'assume sama look bi te daf ma neex aussi look bu ma neex la yeah man I follow you on Instagram et je vois de temps à autre da ngay dugal ay photo yoo xam ne da nga ci wane ay Baay Faal bu taxaw yor karaafu café di séddale ndogu di laxasaay des fois ma gis la nga am nga madda des fois ma gis la nga nekk ci ay Sam Fall wala ma gis la nga jàpp daaj yoo xam ne waa ëxlu bi rek ñooy comprendre ma ne waaw sama waa ji moom der la de c'est pour recruter beaucoup plus de fans ou c'est vraiment sincère à ton niveau le Baye Fallisme ñun depuis bi ñuy nekk xale Sëñ Tuubaa dafa mos a nekk suñu xam du loo xamante ne dañu koy tricher wala dañ koy ñotti am ci public wala déet parce que maa ngi màggee koñ bu ñu naan Niayes Dakar Plateau donc mu nekkoon koñ boo xamante ne sëñ Modou Kara dafa teeloon samp base quoi mu teel a am ay baay daal ay nga taxaw guddi àjjuma maanaam boo nekkee te duggoo si sàppe yi da ngay taxaw si wet bi ñun loolu la ñu màggee quoi ñu teel a dem tamit commencé di màggali maanaam xam li nga xamante ne mooy Pastef te loolu duñ ko boole ak suñu vie artistique quoi leneen la suñu diggante ak suñu borom leneen la ak suñu diggante ak suñu wasila donc ça n'a rien à voir loolu c'est juste que buñ ko maanaam li tax yëpp nga gis ni mun nekk wane wala ma ciy jéem a am public c'est parce que publié naa ko sama Instagram wala def naa ko sama statut WhatsApp mais loolu c'est juste que pour ñi nga xamante ne xale yi nga xamante ne ñu ngi suivre hip hop bi ñu ngi suivre artistes yi dinañ xam ñi am na leneen lu ñuy dund lu bokkul ak ay raadu yu ñuy takk jaaro yu ñuy takk ñuy def suñu bopp am na beneen affaire bu spirituelle boo xamante ne mi ngi si derrière nit kooku moom ñuy gis ci clip bi loolu ki ñuy dégg ci rajo bi. Parce que mine de rien, tu as 30 000 personnes qui te follow sur Instagram. Carrément. Mine de rien, tu as 30 000 personnes qui te follow sur Instagram. Donc tu as une lourde responsabilité. Très jeune, tu as autant de monde qui te follow et c'est tous en général des jeunes. Tu as le droit de leur donner ce message. Merci. On va boucler la question spirituelle. On vient maintenant à la question du clash. Yow lan mooy tax ngay clash ne pour siiw wala pour am buzz wala pour gars yi ne yow yaa toj lan moo tax ngay clash ñaare. lu ëpp damay tontu ko tontu ngaa ko blende aussi dama tontu ci man nanguwuma ni moom game bi. Zes da nga ko tontu. Zes. kon Zes moo la njëkk a clash. Zes lu mu la clashé. loolu du lu ñuy laaj sax jot naa ay pic yoo xamante ne nii bien avant muy def veeram boobu muy wax ni bul jaawale lekk bandi ak puubu fu.
yow da nga jàpp ne yow yaa ko moom mais lekku bandi waxu mbedd la. lekku bandi waaw waxu mbedd la mais dafa am ay pic yu précédé loolu. Comme par exemple. jàppuma yeneen pic yi. mais bi ma tontu man laa jàpp. bi te moom en âme conscience ba laajoon du faufilé wu dina la ne diw laa waxal. Wow, c'est le moment où ça devient intéressant que ça doit pas me faire ça la connexion. Ne me fais pas ça. D'accord. Ce fait qu'elle fait un mieux au Jay Banks. Bon, parler, s'il vous plaît. Bon. T'es au pile au moment où j'en avais le plus besoin qu'il est parti. Jay, Dougaton. Jay, come again. Autant dire ça, c'est le moment où on va faire yo. Jay Banks, Dougatal. Ah. Lena ma ni téléphone am lay connecté au gars di koko. Lena ma ni téléphone am lay connecté au gars di koko. Lena ma ni téléphone am lay connecté au gars di koko. What the fuck? Je viens de voir une demande. Voilà, il est de retour. Jay Banks est de retour. Accrochons, croisons les doigts. Espérons qu'il va revenir une bonne fois pour toutes. Jay, wow, again. Alors, on continue pour ne pas perdre de temps. On continue. Non, mais grave, c'est pas grave. C'est les aléas. Ciao, les gars, nous continuons. Si je suis l'éco bandit, je vais vous faire. Yo, l'autre montagne, tontu Zeus. Hip hop daal seen essence lekku bandi xel yi day Jay Banks. njëkk na wax ni damay wàññi sa lekk ni weeru koor. D'accord. Yeah. Donc moom kon da lay yónnee ay moom Zeus daf lay yónnee ay pic quoi. Yeah. En fait mooy waga. ñi di bàyyi xel ligne par ligne ñoom xam nañ nu mu demee. sama zaar gi nag ay naxa lañ dañuy dégg son bi mu neex rek ñu naan ko boy sa son bi daa punchline di nice da te xamuñ fan la punchline bi nekk ñun moom suñu zaar gi day dof lañ mais donc yow tu n'as pas hésité à nommer directement Authentic Zeus. Non, hésitation duñu hésité te nommé wu ma ko sax moom xam na ñi di delu xam nañu baar bi mu wax laa ko tontu dama ko ne nga taatu feeg ba xam luy puubu feeg ñun xamuñu luy puubee ga déedéet bi ñuy commencé jaamiru d'accord ku la nekkoon. Non dinaa ñëw ci jaamiru parce que am na loo ma ko war a leeralal loo xam ne yow dund nga ko fa man fekk naa la jaamiru ngay tëgg bit ñu présenté ma la c'était pour la première fois ñu gisante d'ailleurs. Mais nga sa blende dafa wax bii game ngaa kaa ko moom game bi ngaa ka mooy kii ko moom. yow da nga ñëw nga ni maay papa xale yi ego trip la ngaa ka am na droit def ego trip mais c'est pas une raison nga koy clash à moins que mu nekk cherche buzz utum buzz. bi ma ne man la papa xale yi amul ñu dal sama kaw am na ñu dal sama kaw. kan moo dal sa kaw. du jeex c'est-à-dire que man du ma def promo wu beneen artiste di jaar ci turam wala affaire yooyu bu dul ni war naa wax ci moom mais boo duggee YouTube nga xool clash Jay Banks ci du jeex jël nañ sama bopp teg ko robb jël nañ sama bopp teg ko ci tout mais man damay pare xam ne man maa pare woon pour def ko man maa pare pour gars wax ci man maa exposé sama bopp kon Jean donc moom bu ne bii game moom moo ko moom te man ma bañ ni bii game moomu ko parce que j'ai vu que ni le niveau dafa baax parce que bi avant muy dugg jeel kon dama ko koy wax. En tant que pénitencier da ngay ñëw en tant que jailer da ngay ñëw nga wax ki nekkoon jail ne ko sa niveau dafa baax bi nga génne.
ne ko doo suma. Les gens qui appellent Jerry Banks aussi. Wow. Je suis vraiment navré, hein. Je suis vraiment désolé. Punaise. C'est chiant, hein. Les gens qui appellent Jerry Banks, si Dieu vous voit, hein, parce que Rasoulaye, vous allez mourir un jour. Et vous irez directement à l'enfer. Parce que Rasoulaye. Damn. ñi lay woni barki Rasoulaye ñoom ñëpp dañu am jaare bu sévère suba dañuy yàq fête quoi. non dañu nekk noos ñu ngi noos nii ñu ngi noos yaa ngi teg mu ngi nice gars yi ñu ngi cons après am na ñu bëri ñoo xam ne instant yi duñ ko mun seetaan par exemple rappeurs yi nga clashanteel instant yi duñ ko mun seetaan mais après buñ ko posté dinañ ñëw ñoom ñu xool yow la nga leen waxal après ñu préparer la parce que je sens que il faut que du clash pour hip hop neex man clash bi may bañ rek mooy clash bu ñàkk teggin clash bu ñàkk taalube clash boo xam ne da ngay jël seen waajur yi di saaga affaire yooyu j'aime pas mais le clash hip hop ma parlant j'aime bien moi je trouve que c'est une bonne communication nga nekk si kaaw Ngaaka Blindé yow Ngaaka Blindé tu penses que moom moomul game bi yow nga xamal ko tu lui as fait savoir mais man démb rek laa fi invité One Lyrical te clash nga ko One Lyrical nee na du la tontu ay clash bi nga ko clash ree la ko def mais reelu ko mun a def sama waa ji. vas-y ñu ngi lay gis ok borom Tuuba am na ñoo xam ne billahi jaare la ñu yor biir buy daw di daw Il y a des gens qui vont avoir la diarrhée directement, des diarrhées profondes. Parce que l'IN est taillé là, quoi. Les gens. Non, mais quand une personne il parle, il est concentré sur son propos, et toi tu appelles. Mais yo, dis-le, ni yo, xana dañ la bëgg ruuy. Yem na mo dé. Mais da nga leen di bloquer ku la woo instant yi da nga koy bloquer ba pare nga jàll ci leneen. Mais munoo bloquer contact yow amoo yow. Non mais après am na loo xamante ne nii c'est du matin quoi mais bloquer ko pour le temps que mu pare après mu boo paree nga débloquer ñi nga bloqué woon. Voilà donc on était en train de parler de One Lyrical démb moo nekkoon sama invité démb. Li ma ko posé question ne ko Jerry Banks clash na la clash bu dal ne ko yow ndax da ngay tontu mu ne ma moom clash bi ay ree la ko def. Mais ay ree la ko mun a def Pape Sidi Fall ay ree la ko mun a def te nit sa son ba pare mu nga changer texte ay ree la mun a def bu la ko waxee. Vas-y, continue. Mais rek. Nako jatt. D'accord. Yow légui kon wan bu tontu wul yow graw. Parce que yeen rappeurs yi aussi amna yow ñoo xamné dañ la clash do len tontu parce que da nga japp né ñoñu nga clash len amul la importance. Bokku len niveau sinon nu ngeen di clasher. Sëriñ Saaliwu Mbakke ñi di koon yow mi ñu defal gën fa yëkkoon gaawenu ngir sa yërmande ne ci yàlla
Jele Banks no moito sono raccorosteco. Jele Banks no moito sono raccoroste. Jele Banks no moito sono raccoroste. Jele Banks no moito sono boloke. Il y a une personne qui a compris qu'il était en train de gâter ton live, donc il en abuse. Il y a une subterfuge, là, tu es en train de faire des choses, mais vraiment cool, quoi. J'ai le dématina. Yeah, boy. Lilan lani. Le tax nga bëgg ma may ko ma ngi mul. Bye, boy. Ay. Lilan lani. Jelle Banks est de retour. On va aller le chercher. Je pense que cette fois, ce sera la bonne. Parce qu'il nous reste juste 20 minutes. Excusez-moi, je suis impatient. Pour togon affaire pour togon ba légui fal matna. Fal ci lay woni jaara rek de barki borom Touba ci lay wo jaara rek. Yéme na kay fa la ñémon. Ñu ngi won ci man sax xamatuma fan la ñémon. Ñu ngi won ci bu la one lyrical tontuwul comment tu vas faire mani amna ñoo xamne yow clash nañu la te yow do len tontu parce que da nga juger na sen niveau ak yow tolloowul est-ce que du loolu moo tax wan ne du la tontu parce que dafay gis ne moo la gën a baax deel moo la gën a taxaw whatever. mun na jël position parce que du nit ki moom mooy choisir ndax dafay tontu si clash bi wala du ko tontu mais dafa am ay affaire monte nii moom bu leeree ba leer boo tontuwul da nga daw I'm telling you boo tontuwul da nga daw kon wan dafa daw ngaa dafa daw wala dafa tontu gaay daal bàyyi ñu ngi noonu man maa ngi nii samay xiir laa yore boo lu ñëw ma dóor la bu gën a saf nga tontu wala nga bañ a tontu man calculé wu ma loolu parce que j'avance sama musique maa ngi koy def ci nu mu gën a neexee nu mu gën a rafetee donc du ci clash yi nii la ñuy la nga am wala déet mun nañ leneen lu dul clash. Authentique tontu na. jarul muy tontu du moom moo njëkkoon def dara maa tontu. boobu mun noon def benn affaire rek après yow nga jël ko clash ko mu tontuwaat mun na tontu comme tontoogul graaw maa ngi xaar moom xëy na dina tontu bu baax yow kaw Pirip Dit yow ban processus ngeen war a jaar ban quel procédé ngeen war a jaar yéen ñaar ba am clash kaw. Fausse identité. déedéet looy expliquer nii. Fisa Papa Waga mu fen. Ah bon? Fisa Papa bu pare Waga. Andul? Non mais tamit boy dañu dugg ci analyse moom ak wan yëpp dañu dugg ci analyse parce que ñoo fi njëkk a lettu mèche même man sama karaw laa man sama karaw laa comme ñoom ngay naan gis naa Waga bu takk mèche je viens de comprendre la punchline c'est que yéen nag da ngeen di wax ay wax yoo xam ne ñun il faut ngeen expliquer ñu pour ñu comprendre pour le commun des mortels comme moi je suis nul on est nul nous on veut comprendre kon yow da nga reproché wu kaw Pirip Dit li mu wax ne moom Wagal. non mais ñëpp xam nañ ni kaw du Waga boo ko xoolee nga xam ne du Waga quand même Waga du leetu mèche dama lay wax. mais Books waxoon na fi mooy bandi dëgg buñ ko laajee bandi dëgg nan moo tax nga ne bandi dëgg mu ne man bandi dëgg la parce que si maay bi si nangam man bandi dëgg la kaw mun na wax na Waga la mais si maay wala si rap. loolu la kaw tontu bi nga ko laajee. non laajaguma kaw de. dama koy fàtte foofu laajaguma kaw mun na nekk bandi si maay bandi Waga si micro mais bu fekkee waxu mbedd yëpp ay Waga ay lekku bandi ay sa ndiis wala ndiisu Baay Faal yëpp boo ko bëggee jël ku ko laal nga clashante moom di nga fay ñoo clashé. non du loolu nekkuñu ci logique boobu noonu quoi mais comme ni nga ko sànq hip hop dafa bokk ci li nga xamante ne dafay pimenter hip hop dafay neex donc on est des jeunes
yoo xamante ni ñu ngi émerger ñun ñëpp donc lii mënul ñàkk ci diggante yooyu mënu ci ñàkk muy man keneen ak keneen du clash boo xamante ne dañ ko war a reprocher diw wala diw ko nekk ci dañu nekkuñu ci daayira kam ci game la ñu nekk hip hop la ñuy def donc yooyu mënu ci ñàkk que mu jóge si man bien sûr je suis parfaitement d'accord avec toi noonu la demee mais bëggoon naa balaa muy jeex parce que damay bañ réseau bi daawaat yow lan moo la jële ci Jahmerue Empire parce que defe naa Jahmerue foo la fekkoon ngay programmer ay beat yow da ngay tëgg ay beat non wala dama doon prisel gars yi rek doon prise waaw dama doon prise d'accord parfois parce que la plupart ñoom bëccëg bi ñoom guddi gi lañ doon job quoi ñi si ëpp membre yenn membre yi léegi bëccëg bi duñ fa nekk dañuy nekk si yeneen occupation donc clients yi doon ñëw bëccëg bi la plupart maa leen doon jël wala yeneen boy yi noonu la d'accord alors Jahmerue toi tu as entendu quelque chose ku xam Jahmerue égalel si sa raisonnement ku xam Jéela moom ku njëkk a xam maanaam ñu njëkk a xam Jéela Jahmerue lañ ko xamee quoi xamee defee naa fa sama initiation bu yaatu maanaam jàngee naa fa lu bëri quoi amee naa fa expérience tamit am naa fa ay conseils yu am solo yu may servir ba léegi nii donc waaw loolu la lan moo nekkoon sa question dama dégg nga ni dafa am lu Karbala wax loo xam ne bëggoon nga si indi ay clarification si Jahmerue lan la Karbala wax déjà loo xam ne dëppoowul ak ni nga ko déggee wala ni nga ko dundee yow def na live ak Rap 221 MBT maa ngi koy ndey waaw maa ngi koy share aussi yu mu fa wax yu la concerné yow yu concerné Jahmerue lan la pour commencer damay wax ci turu Jahmerue damay def ay éclaircissement ex membre de Jahmerue xam naa ko maanaam loo xamante ne nii ñu bëri xamuñu ko fa quoi parce que bi ñuy nekk Jahmerue amaguñu studio amaguñu dara génnee guñu mixtape génnee guñu album donc seere naa ci groupe bi lu yàgg quoi am na loo xamante ne nii mun naa ko waxal li tax ma ci def leeral c'est man maa nekk le seul membre bi nga xamante ne nii mu ngi actif instant bi mun nañ ne ex membre bu actif parce que gars yi ay ñoom ñu ngi ci leneen an waxuma pour tëb dañ ma jox accord pour ma wax Jahmerue d'accord musuñu seetaan Karbala loolu il faut mu kon Karbala daf ne Jahmerue dañ ko seetaan dafa ne Jahmerue dañ ko seetaan wax na ne tamit clash yu dib bi gars yi bugguñu woon génnee clash bi et tout te maanaam am na ay lyrics yoo xamante ni ñu ngi ci biir clash bi te jugewul ci moom yenn yi juge na ci Stan yenn yi juge na ci Zou donc gars yi nangu woon nañu clash parce que tamit MC du wax ak yow doo wax ak moom munoo ñëw nag munoo ñëw Jahmerue gars yi ubbil la porte yëpp bi muy egsi gars yi fekk nañu pare mixtape bi seen premier mix dañ ko ubbil son par son ñii di wàññi ñii décalé ay affaire pour moom mu dugal di ko teg si yoon laa la wax de maanaam sax gars yi dañ ko doon gérer donc kooku seetaanuñ ko quoi kon gars yi ñu ngi ko doon jàppale Sénégal bi yëpp ñu la xam grâce à Jahmerue nga ne nga toogaat si média yi wala ci internet bi di wax ne Jahmerue dafa
mais bu muy clashante ak Dip ban public moo nekkoon ci ginnaawam di pousser ci net bi di saaga publicu Jahmerue. kon dafa am booy clash public buy nekk sa ginnaaw pour saaga yi. non mais daf loolu mënul ñàkk ci net bi loolu mënul ñàkk ci ci net day nekk. ga booy dañuy dugg sa page dugg sa photo saaga la inbox la saaga la mu yow yaa exposé sa bopp. donc mais jël boobu moom maanaam mais jël man li ma ci problème bi ma ci am mooy waa Jahmerue ñoom waxul mais est-ce que yow après doo ci jaar nga am problème ak Karbala wala dawoo coow yow. dawuma coow woogu noonu parce que bugguma seq ak koo xamant nit ku nitewul bugguma seq ak moom dara maanaam man du Pape Siri man du ma dund ak yow dafet ba pare ñu dem ba si biir li ñu dundoon noonu tuñ ko mooy wax ci yow lu ñaaw parce que sama carrière xaw na càng du nit moo yor daraay kenn noonu la fa demee d'accord donc mais léegi waa Jahmerue bu ñu woon génn ñu indil seen bopp ay éclaircissement mais yow yaa leen wax ne la garaawul bàyyi ma zéro kon yow tu étais un membre de Jahmerue. j'étais un membre de Jahmerue ba léegi maa ngi sekk ak ñoom jàmm. deuxièmement Jahmerue ci boppam c'était un label te dafa nekk label boo xamante ne dafa war a ñëw label bu war a ñëwaat pour production d'artistes waaye bu teewoon dañuy tegaat affaire yi ci loxoom waaw mais pour moom kon Jahmerue dañoo am problème définitivement ak Karbala for real kon problème boobu du problème bu ndaw. ma ne li ñu dund ak li mu wax tout récemment ni jàmm mënatul am foofu loolu c'est clair maanaam xale yi sax xam nañ ni boo taxawee maanaam defal tuuma nit publiquement est-ce que loolu jàmm la est-ce que bu fekk contene ni jàmm dëgg seet duma la woo si pet wax la ko kenn bañ a sib mais li mu doon dëgg la noonu koy demee mais jël yow ñeme nga coow de parce que yow après boo amee clash Ngaaka am clash Authentic Zeus am clash One Lyrical am clash Kao Pirip Dip am clash Karbala booy di nga bëri ay nit ñu la clash de. non mais grawul man misé wu ma ci clash bi ci sama musique laa misé c'est juste que je ne me laisse pas faire rek mais ci sama. D'accord. Au-delà de ces querelles, on est en période de confinement ou de autoconfinement avec le coronavirus. Toi, en tant qu'artiste, waouh, on a encore perdu. Et man, il se passe des choses dans ce game-là que j'ignore. Hein? Mais ça, moi, je sais des fois. Parce que dans la tirette. On n'a pas atteint la barre des 1000 ans aujourd'hui. On est dans 600, 650, 660 labels. Mais bon, les gens, ils ont compris qu'après les lives vont être repostés, ils vont se caler ça pour regarder. Demain, on a 814 bits. Dimanche.